et qu'on fait l'expérience de Jésus ressuscité, on devient un être nouveau. Nit ki ak noo mënti mel fekk tasewoo ak Yeesu Krista ba ngeen jànnoo doo mën a doon nit ku ees te jigéen yi xam Yeesu Krista dañuy soppeeku maa ngi woon fee ci suba ruq may dégg ci théâtre bi c'est exactement ça. C'est quand on rencontre le Christ qu'on est un homme nouveau. Quand une femme rencontre le Christ, elle devient une femme nouvelle. C'est l'expérience de Marie-Madeleine dont on dit que Yeesu daa génne ci ñoom juróom-ñaari seytaane loolu xam naa war naa kéemaane fu juróom-ñaari seytaane te ci jigéen moom loolu war naa doy waar. Marie-Madeleine nee nañu mi ngi doon tuur ay rongoñam ca dëkku Betani ci fan yi nga xam ne ñoo jege woon ba Yeesu waroon a dee ñëw ci ay tànkam di fomp ay rongoñam. Yeesu ne ndaw si wone na njekk jéggal nañu ko ay tooñam. rongoñ yooyu rongoñu rus la ak ay rongoñu rëccu ni mu doon dundee des larmes de pénitence et de repentance par rapport à sa première vie. Yeesu ne ko soxna si dallul le dimanche de Pâques Jésus ne ko dallul bul jooy ndax sa musalkat mi ngay dund na nga ànd ak dal ndax man si kilifa mi nga doon dëjël depuis le vendredi saint dekki naa je suis ressuscité bul jooyoti ndem maa ngay dund jàppal ne say aajo yépp dañuy faju ndem maa ngi dund man jàppal ne say aajo yépp danañu faju sunu seetee téere yu sell yi la Sainte Bible ñu ngi ciy wax ay mbiru rongoñ ay rongoñ yu jaaxle am na ci ay rongoñ yu jaaxle ni Esther su ngeen amee Bible ngeen jël Esther chapitre 8 jigéen yu bari léegi xam nañu dundum Esther ndax dañuy def jeûnu Esther kon xam nañu mbir mi. Esther nekk doomu Yaawur ba benn buuru yiifar tànnoon def jabar loolu xam nañu ko nijaayam moo ko yaroon ndax ba mu juddoo daa ñàkk ay waajuram nijaay ba ko jur ba ko yar ba nga xam ne buur ba dogal na ne ñépp ñi nga xam ne dañoo xeetoo juif dégg leen a fàtt war a rey moom nijaay ji Mardoché mu yónnee ndaw ci jarbaatam ne ko su dee yaa ngi kër buur de jàppal ne nun say mbokk yi dañoo bëgg a fat bakkan ñun ñépp ne Esther ragal buur ba mu làqu sukk ci kanamu boromam di jooy muy jooy rongoñ yooyu may ko doole ba mu mën a jànnoog buur ba wax soxlam ba aajom faju les larmes d'Esther devant le roi rongoñu jaaxle itam moo di ca ay jamono les fils d'Israël ba ñu leen jàppee ñu nekk ay jaam ci Babylone ne jouru saba ndegem dañu tàmmoon di ñaan waaye waroon nañu mën a setal seen bopp ci raxasu ba ñu set ñu dem ci peggu dex ba au bord du fleuve de Babylone ñu toog fa ñuy ragg seen bopp ndax mën a def seen ñaanu saba seen xel ak seen yaram daw ndax nee na dañu doon fàttaliku Yerusalem bale ne ñu nekk foofu di jooy gën a jooyati ndax ña nga xam ne ñoo leen doon saytu ni soldaar ne leen
xalamal leen ñu seen woy yooyee ngeen di xalam fale ca Yerusalem. ñoom ñu ne cëy eskin loolu du mën a nekk fii ci suufu yaawur yi ci suufu yiifar yi mënuñu fee xalam lañu doon xalam fale duñu ko def. loolu su naree am sunu làmmiñ no dog ñuy jooy. ñaari xabaar yooyu lan lañuy wone ñu ngi wone woyofaayu dundum nit ku teg dundam ci loxoy boromam sañ naa woote wallu ci yàllam. L'homme qui a mis sa confiance et son espoir en Dieu ose crier et verser des larmes de deuil, ose crier vers son Dieu. C'est légitime. Yàlla nag sañ naa caw ay doomam caw ay yar ku ci ne am na doom léeg-léeg nga ñamal ko. Yàlla sañ naa caw ay yar ay doomam caw leen ay yar ci kaw seen dëgër bopp ndax doomu Israël ya dëgër bopp moo tax ba ñu jënoon leen jaam. dëgër bopp yàlla daf leen a joxoon may leen suuf may leen buur may leen jàngu ñu gedd la leen yàlla may dem jaamu ji ay xërëm. Nous connaissons bien cette belle page de Élie et les prophètes de Baal. Yàlla bëgg naa dellu si njabootam njaboot li dëgër bopp mu ñemal ko ay yar. moo tax yenn fitna yi dama koy wax toujours mur de lamentation fee ci ruq ba fee ne damay ne jigéen yi yenn fitna yi jigéen yi ñoo ko teg seen bopp. jigéen yi ñoo ko teg seen bopp. ñenn ñi su ñëwee di jooytu ma ne leen soxna si dangaa sob fii nga nekk nii loo fa dooy wuti. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien sur des prés d'herbe verts. waaye ba sax mën ko ana looy bàyyi loolu di wuti fale ay yar lañ la ñamal tuuti ndax dangaa sob. ana loo fay wuti yenn fitna yi jigéen ñi ñoo koy def seen bopp. nee nañu ay rongo ñu jaaxle am ni itam ay rongo ñu tuub ak ay rongo ñu jéggalu. Mercredi de Cendre dañuy déglu toujours première lecture livre du prophète Joël au chapitre 2 yàlla nan woññeeku leen fa seen borom bi ci ay jooy ak ay naqaru dëj. Pleurez sur ses péchés. jooy ci say bàkkaar. Yeesu itam jooy na. xëy na tàmm nañu di fàttaliku ba xaritam Lazare wàññeekoo. Il a pleuré à Béthanie pour le décès de son ami Lazare. On oublie souvent l'autre aspect, c'est que Jésus a pleuré devant Jérusalem. Jérusalem ëy soo xamoon ne waxtu wii sa njiglaay la waaye dummoo yu nga sa njëriñ daa ko rëccu. Jésus a pleuré sur Jérusalem ndaxte xam nañu ko foofu lañ koy mujjee rey le vendredi saint. rongoñu tuub ak jéggalu weesuwul soo gisee ne xamatoo foo jëm. soo gisee ne xamatoo foo jëm tu ne sais plus où tu en es dans ta vie bul ci ruus jooyal ni xale ci Saint-Sacrement bi nga jànd nga moom wala sa biir néeg. foo juumee su doon téeméeri yoon sax jooyal téeméeri yoon yàlla jéggal la ndaxte yërmande yàlla weesu na lépp li nga xam ne mooy sunu bakkaar. loolu mbiru yiwu yàlla la du mbiru àdduna si. Si c'est dans la vie courante on dit qu'il faut éviter de se faire prendre pour un con. Cela n'est pas de l'ordre de la grâce. C'est tout à fait différent. Dans l'ordre de la grâce, la miséricorde de Dieu est devant nous.
Et le fait de penser que la miséricorde est devant nous nous soulage et nous aide à lutter justement contre le péché. Foo juumee su doon téeméeri yoon sax jooyal téeméeri yoon yàlla jéggal la waaye foo daanoo nag jàppal ne yaa ngi wàññi sa doole. De chute en chute da ngay wàññi sa doole. léegi situation yi nañ ci jéem a wax tuuti lan mooy indi jigéen yi ci mur des lamentations fee ci ruq ba laal moo leen fay indi li may wax nii nag xam naa ñu bari nañ ci gis seen bopp waaye du càgg ne damay sulli ay mbóot wala damay toj ay secret du loolu daa fekk rek mu nekk li nga xam ne moom la jigéen yi dundee. Premièrement njaboot li am doom yu jubul dëkkee drogue sàcc ak tëj kaso situation famille. beneen bi liggéey ba waaj a retraite amoo kër. beneen situation sa borom kër feebar nga yëkkati di teg an njaboot yu sew te kenn jàppu ci. beneenati sa doom ji nga yaakaaroon jàngal ko yar ko def ci moom ay koppar mu jàngi xëy rekk beddeeku dem yoonam. walla sa borom kër xëy buub ay bagaasam dem dëkkal sa moromu jigéen ji nga tegoon sa xarit. bàyyi leen jëkkëru jàmbur yi. bàyyi leen jëkkëru jàmbur yi. bàyyi leen jëkkëru jàmbur yi. dinaa ci wax tuuti. am na ñi nga xam ne dañuy ñëw week-end Jeune Espérance voilà dañuy ñëw week-end Jeune Espérance dend ak ki nga xam ne dangaa coppati jëkkëram ngay louange muy louange nga koy kokkali moom mu defe ne moo ci ne fekk portable moo amul heure. bàyyi leen jëkkëru jàmbur yi. abe góor kooku dafa maa yërëm du dara c'est parce que dafa maa yërëm. léegi nag kee moom nu mu ko def yërëmu ko sa moromu jigéen moom yërëmu ko. abe góor mooy fayal suma doom scolarité. léegi nag kee nag ay doomam nag duñu leen fayal scolarité ñuy torox. abbi góor moo yóbbu suma baay ak suma nijaay ak suma doomu nijaay Rome ñu dem pèlerinage. xaalis boobu dagan na. bàyyi leen jëkkëru jàmbur. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira pour vous jusqu'au jour où yow itam ñu coppati sa bos. yàlla na su boobaa sa portable am heure ba nga teel koo xam. mariage yaakaar bu tas loo am mu tas yaakaar bu tas ba àgg ci waxtu bouffée de chaleur te doo gis catholique. non de lañ ma koy waxee bouffée de chaleur man nag comme bouffée de chaleur ndax tàngoor la xaw ma dañuy ne bouffée de chaleur te doo gis catholique. beneen situation di sëy ay at te doo mos a nampal. beneenati ba tey ci néegu sëy dugg ca néegu sëy sa borom kër teel a gaañu. bàyyi la njaboot ju sew coow topp la naan danga ay gaaf. beneenati yàq sa jëkkër ngeen nëbbante ay doomu jiitle
am bés ñu siiwal ko mu doon waxtaanu yoonu marché say morom di wokkante. Catastrophe. doomu jiitle enfant hors mariage. Je répète, yàgg sa jëkkër ngeen nëbbante ay doomu jiitle am bés ñu siiwal ko mu doon waxtaanu yoonu marché say morom di wokkante. Catastrophe. Situation liggéey emploi yaakaar bu tas déposé doo am retour waxatuma entretien di déposer di déposer di déposer di déposer nekk benn loxo ñu yaakaar la léeg-léeg nga jaay sa ngor dugg ci naka su dul noonu la prostitution ci suuf ba bés ba yàlla di la weer fang ñépp gis la ni ki ñu ko waxee ci théâtre bi loolu tam situation la walla xëy ñu compressé la banque yi topp la huissier topp la nga jaar lépp jaay lépp li nga dencoon daldi xëy rekk nga doon nduul ana ku ñuy fompal ay rongoñ femme même dans les larmes garde ta dignité garde ta dignité bul fi xataraayu garde ta dignité bul fi xataraayu n'oublions pas Mariama muñoon na taawam fekk mu am 30 ans ci diggu dooleem mu tàggoo ko ne ko dama war a dem waare évangile ba Yeesu di tàggoo neexuloon ci ndeyam de am benn doom dong 30 ans neexuloon ci ndeyam de te bu ñu fàtte ne papa Joseph mi ñu tiim moom mi ñu ko bàyyile fekk mu def mag Yeesu war a dem kër gi war a des noonu Mariama di dégg ci doomam lu ko neex ku nekk di tagg ndey ji nan sa ndey liggéey na heureuse la femme qui t'a mise au monde heureuse les saints qui t'ont allaité ndeysaanam yow Jésus sa ndey liggéey na Mariama di ci dégg ñetti at teg ci ñu xamal ndey ji ne doomam dañu ko condamné à mort atte fat bakkat Mariama ŋaangul waxul ŋaangul waxul ŋaangul waxul su doon ñenn ñi fu ne ñu daw lu ne ñu wax danañu daw ci marabout ba wuti avocat wuti procureur dem ca rajo ya mbel ba ña nga xam ne war ñoo na yëg sax xamal ko ku dee marché yaa tàgg sa bopp mbel Mariama waxul kenn déggu ko Stabat Mater Dolorosa ca tànk croix ba Mariama daa taxaw tem xataraayuwul elle a gardé sa dignité de femme lii lépp mur de lamentation laa koy kii de muy laa koy dégg mur de lamentation fee ne ana kuy fomp rongoñ yi ana ku doon fomp rongoñu Mariama ji ñu doon jooy ci xolam l'Esprit Saint consolateur xel mu sell mi dalalkatu xol yi Vierge Marie jotoon na ci rappelons-nous ange Gabriel daf ko newoon l'Esprit Saint viendra sur toi kon say rongoñ suñuy tuuroo ñaanal xel mu sell mi dalalkatu xol yi prie l'Esprit Saint jot nga ci le jour de ton baptême ak le jour de ta confirmation suqali ko mu dalal la mu expliquer la li la dal lan la wax la naka nga war a def
su ko defee doo nekk fii di tëb di dal ak di mbel fu lu ne nga wax fu ne nga dem. ba Yeesu di wax Marie Madeleine nan ko ndaw si na nga dallu man sa musalkat maa ngay dund dékki naa. Keroog c'était le dimanche de Pâques. yiwu Pâques ak doole ba mu àndal, la grâce de Pâques, elle est présente dans l'Église et dans les sacrements. ànd bu rafet bu nekk ci biir jàngu bi fomp na ay rongo ñu xol. ñu bare loolu moo leen dugal femme catholique ndax dañu ne sañu demee foofu danañu mën a giifal seen xol wala renouveau wala week-end Jeune Espérance. Femme, sèche tes larmes, le Christ t'invite à rejoindre son Église, famille de Dieu. Ne reste pas dans ton coin à te morfondre. Fekkil sa moromu jigéen ca paroisse ba nga bokk fa. Arrête de te morfondre dans ton coin. Foofu nag fa jigéen coow toog moom ñàkkul coow de coow moom force mu am waaye Yeesoo nga fa. teewaayu Yeesu moo ëpp coow ak détails yi nga xam ne mooy ci am ci géewu jigéen. y a la paix de Jésus là. Yeesu dina fomp say rongoñ ci Saint-Sacrement bi rawatina su fekkee ne mënagoo communier. la nga gis fii ci Saint-Sacrement ci waxtu intercession mi ngi ci tabernacle ba ne fee ne ci seen chapelle quartier wala ci seen paroisse ma nga fa benn Yeesu bi la. soxol neexul demal Saint-Sacrement na xam na doon adoration communautaire wala tabernacle ba Yeesu dina wax ak yow ni mu ko defoon ak Marie Madeleine. demal ci tabernacle ba. soxol neexul dawal confesser ji dawal confesser ji fekki labbe ba ca bureau dina la confesser. fekki ko ci bureau dina la confesser. horaire confession yi ça ne convient pas toujours, c'est vrai. Labbe nag mooy docteuru fit fii foog ñu wax ko yow soo feebaree di nga wuti docteur ak fa mu munti ne. Nous sommes prêts à faire 100 kilomètres pour aller rencontrer un médecin et nous ne sommes pas prêts à faire 1 kilomètre pour rencontrer un prêtre. bëgg lu yomb soo waxee ñi labbe yi amuñu jot di nga def 100 kilomètres parce que da nga bëgg gis un spécialiste te bëggoo def 1 kilomètre pour aller voir un prêtre. Bon, c'est vrai. Il n'y a peut-être pas assez de prêtres, c'est vrai. Mais il n'y a pas assez de médecins spécialistes au Sénégal non plus. Effort bi ngay def pour dem seeti un spécialiste à 100 kilomètres demal seeti docteuru xol. Surtout que c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. sa xol neexul nga fanaanoo jooy soo xëyee jëlal sa rosaire quotidien delloo si na jëkkër ju fay kër jabaram fàq jëkkër ju fàq rosaire delloo sil na ko. Rosaire quotidien may na fi jëkkër Rosaire quotidien may na fi xëy Rosaire quotidien may na fi wër ak wërle. Marie est la mère des douleurs, c'est notre mère. Ku fi nekk tey yaa ngi ak sa bos ku fi ne ku ñëw fi ku ne yaa ngi ak sa bos bokkul nag ak ba nga xam ne dañ laa ko yóbbante ne la soo demee
defal ma lii intention wala yóbbul ma bougie bi wala ma ñaanal ma mees bi ci ay ñaan ak ci ay tiis. fii ci géew gi Yeesu mi dëkki mi ngi fi teew, mi ngi ci jàmm ji fi nekk. Il est au milieu de nous, c'est lui notre paix. mi ngi ci mees yi ñu fiy jàng. Il nous faut discerner sa présence, ràññee teewaayam, discerner sa présence. rongoñ su naree am na doon ay rongoñu bànneex, ku nekk di ñibbi ak ay rongoñu bànneex, ni rongoñu Vierge Marie ak apôtres ya le dimanche de Pâques quand ils ont vu leur maître ressuscité, ils ont pleuré de joie et de bonheur. na doon seen rongoñ su ngeen di ñibbi à la fin du week-end. teewaayu Yeesu ci sunu biir moo di un ciel nouveau et une terre nouvelle. asamaan ju ees ak suuf su ees, fa jooy amatul ak yuuxu wàllu. plus de cris, plus de pleurs, parce que Jésus est là. Yeesu ak Mariama ñu ngi teew, amatul jooy bi yëqat di séentu wàllu. nañu ko xam, nañu def expérience bi ci week-end bi, nañu ko xamlee suñu demee, suñu ñibbee bi ñu laaj ñi lan ngeen fa jëlee, ñu xamle ne Yeesu donne la paix et la joie. Kon bonne fête à tous. Répète avec le cœur ce cantique. Je vois ta face et je suis ravi de te voir. Je suis ravi de te voir. Oui, tu me suffis. Tu me suffis. Réellement. Chante le Jésus, tu me suffis.